mais xibaar lu ñuy setantal la lu ñuy togg la balaa ñu ko génne donc loolu moo fi war a kii ñaare poñ bi mooy ni médias yooyu développé sukkandiku ci internet ak ci excroissance li may woowee les excroissances de l'internet mooy les réseaux sociaux tubaab yi ñoo ko démocratiser ñoo ko pousse mais boobu am na ñoom xëy na lu ñu ci jublu woon mais fii ci toll nii li ma mën xamal mooy des na tuuti rek Google ak ay àndandoom te ñoom ñoo tax nit ñi di def yooyu ndax ñoom ñoo leen ci fay xaalis ak yooyu des na tuuti doot du ñëpp nañuy fay des na tuuti yàggatul di ku amul label média duñ la fay te label média pour nga am ko da ngay respecter critères yi mën a tax nga tudd média parce que man bu ma neexee sama koñ bee ma dëkk ma créé fa sama benn site tuddee ko padoa.com wala grandmédine.com wala nangam wala sama ruq.com mais est-ce que sama ruq.com boobu ak Sénégal7.com est-ce que bu ñu leen méngalee sukkandiku ci loi boobu ma lay wax code de la presse bi nga xamante ne moo war a déterminer qu'est-ce qu'une entreprise de presse qu'est-ce qu'un média tant que code bi voté wuñ ko ba signé ko décret yi génn ñu mën a xam ne kii moom ak yëfu boppam la yor waaye mënuñu ko considérer comme média kii li mu yor dañ koy jàppee comme média tant que foofu yegguñu fa sa mboxloo bi day gën di bëri donc moo tax ñuy rappeler encore une fois ne le président Macky Sall ñetti at a ngi ni mu toog na ñu signer suñuy décret bu ko signer du pour ñun pour askan wi la ndax yow ak mën a yem lii ñuy defuñu ko pour ñun tooguñu suñu salon di waxtaan man ak yow ndax ma invité fii ma wax jàkkaarloo ay caméra pour askan wi donc askan woowu ñoo soxla ñun liggéey bi ñuy def ñu def ko dans un cadre bien déterminé boo xamante ne dafa am ay normes yu leer nañ. ñu des ni ba tey si wàllum taskati xibaar yi ak tamit seen ay dundin si seen wàllum liggéey ñu gis ne ñu ëpp si du journaliste yi benn situation bu précaire la ñuy dund mun naa ne carrément nekkatul secret bu pour personne yéen ni au niveau du SYNPICS yéen jéego ngeen ci am bu ngeen ciy def pour améliorer conditions de travail yooyu les journalistes wala sax par rapport ak seen wàllum koom. waaw jéego bi si njëkk a def mu ngi jëm ci convention collective. xam nga suñu métier mi dafa am mooy li ma la wax rek toujours il faut ñu dellu si texte bi. xam naa gars yi bëri bu ñu dégg Bamba Kassé nee na code bi li may wax ci code bi yëpp dama jàpp ni te dama gëm ni tant que libéré wuñu ci côté boobu leneen du dox dañuy jéem a taf yëngal rek mais lépp foofu la jógee suñu métier dafa bokk ci métier yi nga xamante ne ni loi portant code du travail daf ko tënk jëmale ko ci benn lu ñuy woowee convention collective. convention collective këyit la woo xamante ne dañ koy siife diggante patronat bi ak syndicat yi nga xamante ne lu ñuy wax les minimum salariaux foofu la nekk minimum nag nañ waxuñu maximum maanaam dañ ne yow tey boo bëggee ubbi média recruter juróomi nit wala fukki nit yaa xam dañ ne payoor yi gën a néew comme média nga doo boulangerie doo boutique média nga ñu ne payoor gi gën a néew lii la nga war koo doxal ñi ngay recruter aussi war koo xam ba bu ñu leen di recruter ñun exiger ko ñun bi ñu ñëwee fekk nañ convention bi rek ñu signé ko mais convention boobu bu ñu ko signé dafa war a am lu ñuy wax arrêté d'extension pour mu mën a valable mu ngi mel ni rek loi bi ma lay wax loi portant code de la presse voté nañ ko mais tant que amul décret du mën a dox donc ñun bi ñu ñëwee li ñu doon yëngu mooy fexe ba arrêté d'extension boobu am ndax tant que convention bi signature rek la woon kenn mënu ko woon exiger donc diiru at liggéey nañ ci loolu at nag laa wax ndax lu gudd la affaire administration la da ngay bind ñu de tontu la am na ay procédures yoo xamante ni ñun maîtriser wuñ ko et cetera donc daal jaar nañ foofu yëpp jóge nañ ci avis d'extension publié au journal officiel ba ñëw ci arrêté d'extension publié au journal officiel fi may wax nii ak yow am na kuréel yoo xamante ni ñu ngi commencé appliquer convention bu bees bi ay kuréelu média ak ay kuréel yuy employé ay
journaliste ak technicien parce que am na kuréel yoo xamante ne comme université par exemple boo fa nekkee nekk chargé de com ñoom mën nañ la bañ a employé comme doo foofu du média mais ñu ngi lay employé en tant que spécialiste de la communication donc même ñooñu tamit seeni salaire foofu nañ ko tënk léegi nag xam naa fi nga bëgg jëm ak man mooy lu tax média yuy de façon générale surtout média privé yi du ñu appliquer loolu dañuy taxaw foofu tuuti foofu lu tax loolu am responsabilité ñaar la responsabilité état la ndax état moo war di contrôler est-ce que yéen ñi nga xamante ni da ngeen a tuddee seen bopp ay médias ma leen di jox subvention utal leen benn cadre favorable duñ leen fayeeku yu bëri ay TVA ak yooyu maanaam yooyu yëpp duñ leen ko est-ce que yéen a ngi doxal li nga xamante ne man état maa ko décidé maanaam man état maa ne seen diggante ak seen ñi leen di liggéeyal convention moo ko war a tënk est-ce que yéen a ngi koy doxal loolu boo ko état bi contrôlé wul évidemment gars yi dañuy def lu leen neex mais ñun ñëpp am nañ ci responsabilité ñun tamit ñun syndicat bi am nañ ci responsabilité parce que war nañoo gën a yee ñi nekk ci métier bi xamal leen ni attention seeni droit li ci gën a minimum il faut ngeen dem xool ko mu ngi ci biir convention bi te dañ ko war a exiger mais bu weesoo ñun syndicat bi reporter yi ak journalistes yi ak techniciens yi ak liggéeykat yi am nañ ci ñoom it wàll bu mat sëkk ndax bopp du yenu mais xam na bët du yenu mais xam na lu bopp attan yow bu fekkee ne da ngaa jàng am bac def concours dem CESTI wala nga dem jàngi leneen sax def sa ba am licence wala nga dem def formation am bac plus 4 wala nga am bac plus 5 nga ñëw ñu lay liggéeyloo ci këru liggéeyukaay boo xamante ni wàllum tas xibaar lay yëngu ñu proposer la salaire boo xamante ne nga baal ma mais kii raxas oto nga xamante ne raxas oto mooy liggéeyam ñaari semaines yu ne mun laa fay loolu tamit loolu sa faute personnelle la parce que yaa ko nangu. mais waaye bu sañu ta bañ nag parce que xam ne ne ici au Sénégal am loolu laay bañ a nekk dégg lu jafe aussi te ñu gis ne carrément kuréel yu leen waroon accompagner wala l'État du Sénégal moom dafay préférer nekk de connivence avec ses patrons de presse aussi non dama ne cassé dama ne bu fekkee ni dañuy waxtaanee benn mbir dañ ciy wax dëgg nee naa la état moo responsable nee naa la kuréel yi dañu responsable muy SYNPICS ci convention ñu ngi góorgóorlu nag te ñoom it seen góorgóorlu mënta weesu ginnaaw bi ñu fexee ba convention bi am ñu xamal nit ñi ne convention bi am na te lii ci ne mënta weesu loolu ndax mënoo jàpp loxo nit ki loxo nit kii signé contrat am de travail am mënoo ñëw téye loxo am na ko doo signé du dëgg donc moo tax ma ne la ñetteelu responsable yi mooy liggéeykat yi parce que liggéeykat bi dafa war a xam d'abord ay xam ak ay yelleefam man gis naa benn xale bu jigéen boo xamante ne ci benn bëgguma tudd média bi dañ ko proposer benn contrat def ci benn chiffre xam nga moom mu woo ma di leerlu di laaj ma convention bi ma yooyu télé xam nga léegi moom lépp a téléchargé ma yónnee ko par WhatsApp mu xool ne mais ñi dañ ma yàpp je mun a ma man damay doogu pare nàmpal sax mais je préfère toog sama kër plutôt que di nangu yenn salaire yi bu ko benn nit defoon ñaari nit def ko ñetti nit def ko gars yi dinañ changer doxalin foofu tamit moo tax ma ne booy wax problème aussi da nga koy dut baaram da ngay wax li nga xamante ne mooy la vraie cause te cause bi responsabilité travailleurs yi ci la bokk. mais est-ce que aussi inspecteur yu de travail yi nga xam ne ñoo war à chaque fois di dem inspecter yi de nekk ni travailleurs yi ci entreprise yi est-ce que aussi bàyyiwuñu journalistes yi ak patron de presse yi. loolu aussi tamit beneen problème la. d'accord naa ak loolu inspecteur du travail yi ñu ngi def liggéey bu am solo ci réew mi mais ci ñi nga xamante ne dañoo fare ci nguur gi nekk ay fonctionnaires ñoom dañoo bokk ñi nga xamante ni ñoo gën a néew doole inspecteur du travail ENAM lay génnee mook ay inspecteur du trésor yeeg ñooy bokkundoo fu ñu leen di tàggate mais boo xoolee bu baax seen liggéey ak moyen seen i jumtukaay léeg-léeg sax dañ leen di ñëwantal donc loolu lépp moo tax ma la responsabilité état la ci kaw xam nga wax naa la ko ci kaw donc bu ñu jëlee yëpp rek teg ko ci responsabilité état wala responsabilité bu ñu ne état sax wax aussi politique est-ce que aussi suñu gouvernement yi tamit maintenir ces journalistes ci précarité bi aussi du leen arranger benn instant parce que mënoo fay nit tamit na des salaires de misère nga wax ko tamit muy doxal éthique ak déontologie mais mënees na ko xalaat
mënees na ko xalaat. nee naa la am na foo xam ne boo fa tolloo. question de volonté la ndax suñu gouvernant yooyu ngay wax. mais ñaata ministre wala ay directeurs généraux ñoo am ay médias. yoo xamante ni dañ leen di parrainer. soit ñoo ko moom. soit bu ñu ko moomul ñu ngi leen di parrainer. am na fi ministre boo xamante ne jamono yële ci ginnaaw coow lu rëy toppoon na ko. mais moom ni mu jàppoon ni noonu la ci mën a génne mooy dafa génne ab ay koppar. dem créer benn organe de presse am. recruter ay journalistes am. nekk fa di def mais xam nga. Oudé na mu la gisee tamit la lay ëwle ñun journalistes yi ñoo war a am yenn fayda yi parce que yow mii jàkkaarloog man ba nga amee bac mënoon ngaa jànge leneen amoon nga xam-xam mi am nga xel mi dangaa gis métier mi mu neex la nga bàyyi loolu ak loolu ne bàyyil ma topp ci métier bi en sachant même que métier bi xëy na yenn ressources yi sax doo ko ci am mais nga ne bàyyil ma dem bàyyi ci sama waar ndax lii laa gëm boo nekkee ci cadre boobu nag ba pare bëgg gars yi di jël seen tànk di ko faxas si sa tubéy mais sawaay yaa ko def sa bopp ñun journalistes yi parfois da ngay gis dama jox benn exemple bu ndaw man parfois dafa damay gis yenn affaire dafa may metti quoi ñun bi ñuy doog a nekk génn jamono jooju y avait un problème Madiambal Diagne moo fi amoon problème ak nguuru Abdoulaye Wade ñun boobu à peine ñu ngi génn suñu école à peine laa wax mais dañu sol suñu dàll saa bu gars yi wootee marche wala ñu woote ne dañuy dem bokk ci nekk jiitu téye pancarte yeeg yëpp mais tey jii dangay gis gars yi bëgg ñëw yàq benn journal mais kenn warul leen foofu njëkk waxuma nga dem reportage wala waxuma nga ñàkk même bu fekkee yónnuñu la fa reportage journaliste bu ci nekk waroon nga sol sa dàll photographe bu ci nekk caméraman bu ci nekk waroon nga sol sa dàll dem foofu masawu leen ndax bu ëllëgee la même chose mën na la dal. union bi solidarité bi dafa war a nekk lu teew lu taxaw ak waxante dëgg bi tamit. il faut que ñu nangu di waxante dëgg suñu biir parce que parfois aussi gars yi dañuy jalgati dañuy def loo xamante ne daal ñoom xam nañ ni seen xel ni lii ñuy def nii du lu tegu. et de la presse bi à chaque fois dafay